tey di bëccëg gi nga xam ne moom lañ jagleel sécurité routière njiitu réew mi sax déglu nañ ko mu ne atum 2020 da ko bëgg a doon dafa bëgg a def at moo xam ne mu doon atum sécurité routière naka nga déggee kàddu yooyu ba mu ko yëkkatee. waaw bon dama koy rafetlu mais bon je suis resté sur ma faim parce que boo xoolee ci déclaration de fin d'année ñu génn ci 2019 bokkoon na ci ay prérogative am moom bokkoon na ci li mu gënoon a mbébét ci année 2020 bi moo doon def ko année sécurité routière te man jàpp naa ne boo nee da ngay def 2020 année sécurité routière dañ ko war a sentir de janvier à décembre ndax dañoo génn ci année 2019 boo xamante ni dafa metti woon trop ci wàllu tali ndax li ci ñàkk ci seeni bakken ci doomi aadama ci lu ñu xam rek dafa bëri sàkkantuma la ak lu ñu xamul moom mu dem ba gisal ko boppam daal di jàpp ne 2020 bi war nañ ko mën a def année sécurité routière ne dañ koy def année sécurité routière nag yamul rek ci wax ko nii mais dafa war a ça doit se traduire par des actes maanaam dañ ko war a sentir ci terrain bi mais tey jii nii fukki sénégalais yoo jël juróom-ñeent yi boo leen laajee luy sécurité routière xamuñu ko ndax tey le 13 octobre ñuy màggal sécurité routière fépp fa dem ci àdduna bi mais bu weesoo média bi ak acteurs yi néew na ñoo xam ne ne bés bi tey moom la ñuy màggal sécurité routière kon dafay wane rek ne que taxawaay bi ñu ci war a am dafa des lu bare rawatina aussi boo xoolee Sénégal fukki at yi ñu génn yëpp boo demee ANSD bu ñu la joxee statistiques yi nit ñi ñàkk seen bakken ci tali bi fukki at yi ñu génn yëpp musul wàññeeku bu yokkuwul dafay taxaw fu mu nekkoon mu nekk loo xamante ne kon mën nañoo jàpp ne problème la boo xamante ne saafara guñ ko ba léegi maanaam jàngoro la joo xam ne mi ngi fi ba léegi ndax pour man jàngoro ju ñu saafara mooy ñu ne fukk ñàkk nañ seen bakken ren ñu dem année ba ca topp ñu ne xëñ na ñaar ñoo ñàkk seen bakken ndax ay actions yu ñu teg yoo xamante ne dafa agir ci comportement nit ñi agir ci suñu façon déplacé agir ci suñu façon dund ak tali bi ba tax ñu bëri ñu waroon mën a ñàkk seen bakken ñàkkuñ seen bakken ndax accident kat du fatalité lu ñu mën a éviter la accident du fatalité il faudrait pas que ñu jël lépp bëgg koo teg ci cadre ndogalu yàlla parce que am na dëkk yoo xam ne tolloon nañ fi Sénégal tollu tey ñu daal def taxaw seetlu daal di jàngat lan moo tax ba nit ñi di ñàkk seen bakken tali bi daal di indi ay saafara bi ñu indi ay saafara ñu gis ne nit ñi doon dee ci tali bi wàññeeku nañ kon lu ñu mën a éviter la te nee nañ Sénégal bés bu nekk ñaari nit ñàkk nañ seen bakken ci tali bi muy chiffre boo xamante ne moom mooy chiffre bu officiel bi man je vais plus loin en disant que ne ëpp na ko bés bu nekk daal ñaar nañ ñàkk seen bakkan waaw ndax chiffre boobu man jàpp naa ne sax exactul mooy waral ñu ne entre 650 à 700 personnes dinañ dee ci tali bi mais ëpp na ko parce que chiffre boobu nuñ koy amee mooy accident bu amee ñu ne am na ñetti nit ñu ñàkk seen bakken ñu demaat beneen bés accident am ñaari nit ñàkk seen bakken ñooñu ñàkk seen bakken la ñuy comptabiliser bu at mi jeexee ne xay bi lim bii moo ñàkk seen bakken ci accident mais ñi nga xamante ne dañoo gaañu ci accident boobu toog fukki fan ñu ñàkk seen bakken kenn boole leen ci lim boobu noonu ak accident yi nga xamante ne amul constat maanaam nit ñàkk na ci bakkenam mais kenn constaawul kenn boolewu leen ci lim boobu noonu kon xam nga lii ñàkk seen bakken ci Sénégal bari na mais aussi ci wàllu koom xam nga du rafetul sax ngay jël bakken doomu aadama di ko xayma ci wàllu koom kon dañ koy xayma rek ci perte en vies humaines mais bu ñu ko jëlee ci beneen fànn aussi ci wàllu koom li Sénégal di ñàkk ci accident ak ci embouteillage am na yenn spécialistes yoo xam ne dem na ba mi ngi ci 1% wu suñu PIB maanaam plus de 70 milliards ñu ngi koy ñàkk ci ay rendez-vous manqués ci ay dégâts matériels ay dégâts yu yàqu ci ay consommation de carburant ci impact sanitaire ndax yaa ngi ci embouteillage yi toogaa bu yàgg bi mën naa yàq dara ci sa santé saxaar si ngay noyyi yooyu yëpp bu ñu ko xaymaa mais mi ngi ñuy ñàkk loolu baree bari te boobu ba léegi wàññeekuwul kon est-ce que mën nañoo jàpp ne ñu ngi ci 10e mois wu octobre kon est-ce que mën nañoo jàpp ne année sécurité routière boobu noonu ñu déclaré woon en fin 2019 est-ce que année boobu noonu am na ay activités yoo xamante ne nit ñi sentir nañ ci seen bopp ba tax ñu mën a jàpp ne voilà loolu président de la République waxoon am na man de en tant que expert ak ku nekk ci acteur bi jàpp ma ne am na. en tant que expert Moustapha lan nga foog ne tey moom mooy blocage bi ba sécurité routière boobu nga xam ne bëgg nañ ko Sénégal mu dëkk. waaw blocage bi si njëkk mooy. dëkk yi régler problème bi. sécurité routière dañ koo boole ci dundinu askan wi ndax xam nga tey. les règles les plus basiques de la vie dañ ko boole ci dundunu askan wi xale yi bu ñu demee jardin d'enfants lu ñu leen di njëkk jàngal nan la ñuy nuyoowee ensuite nan ngay dundee en société nga ñëw école primaire dañ la koy jàngal nga dem secondaire dañ la koy jàngal ba université dañ la koy jàngal mais ñun jàng nañ yooyu yëpp mais jànguñu naka la ñuy dundeek tali bi ndax tey jii nii ñi tali bi yitteel mooy ñi nga xamante ne am nañu oto war a dawal ñoo ñooy dem auto école ñu jàngal leen code de la route foofu la yem alors que sécurité routière dafa concerne kii dawal concerne piéton bii di dox concerne kii jaay ci booru tali bi concerne passager bi maanaam képp koo xamante ne génn nga sa kër rek sécurité routière concerné na la parce que ki nekk ci biir këram toog
rek la sécurité routière concerné wu mais boo génnee sa kër di jéggi tali bi pour dem sa boutique ba sax sécurité routière concerné na la te tey jii néew na sénégalais yi nga xamante ne xam nañ lan mooy sécurité routière sénégalais yi mënuñoo jéggi mënuñoo dox ci booru tali tey jii da ngay gis kuy dox yore doomam féete la ko côté tali bi yow nga féete côté trottoir xale bi ni mu ndawee noonu du fait de sa petite taille oto yu mag yi dafa am lu ñuy woowee angle mort mën nañ koo bañ a gis mën nañoo mbëkk xale bi tey da ngay gis sénégalais yi di jéggee fu nekk parce que tout simplement xamuñu lan mooy njëriñu passage clouté lan mooy njëriñu passerelle loolu yëpp dinaa ci ñëw tey ji da nga gis sénégalais bu dugg ci oto xamul ne am na lu ñuy woowee charte de l'usager maanaam ni conducteur bi amee code de la route yow usager bi noonu nga amee loo xamante ne yoon daf la koo sas maanaam waroo dugg ci oto di lekk waroo dugg ci oto di téléphone di wax ci kaw waroo dugg ci oto di tox cigarette waroo yéeg ci oto bu fees yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne sécurité routière moom moo koy jàngal pour ñu mën koo xam nag man damaa jàpp ne faw ñu def li nga xamante ne moom la dëkk yi nga xam ne ñu ngi leen di cité ñu nekk ay référence def mooy lan jël sécurité routière dugal ko ci curricula de formation wu xale yi ñu koy jàng dès le bas âge à partir de l'école primaire ni ñu lay jàngalee français di lay jàngal histoire géographie ñu lay jàngal sécurité routière boo génnee sa kër nan ngay comporté woo ci tali bi boo ñëwee ci tali bi nan ngay déceler danger ban côté nga war a jéggi booy ànd ak sa papa ci oto nan nga war a comporté woo yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne dañ koy def ci xale bi tàggat ko mu màgg ak moom parce que kat li fi nekk nii actuellement existant bi ñi nga xam ne ñooy dawalkat yi ak usagers yi nga xam ne mûr nañ am entre 20 et 50 ans ñooñu kenn mënatu leen a yar kenn mënatu leen a redresser parce que dañoo drainer ay jikko yoo xam ne depuis 20 ans ci ginnaaw moo nekk ci ñoom du coup tey jii nii lenn rek nga mën a utiliser mooy la force pour mën leen a contraindre à ce qu'ils se mettent dans les rangs léegi nag bu ñu bëggee bañ di utiliser tout le temps la force il faut ñu jiitu ndaw ñi ci seen i jikko dès le bas âge ñu mooñaale leen ak les notions de base de la sécurité routière man dem naa ci dëkk yu bëri yoo xamante ne da ngay gis xale yi ndaw mais bu ñu waree jéggi ñoom ay xale yu ndaw da ngay gis xale boo xamante ne fi mu dëkk ak fi muy jàngee war na mat minimum 10 kilomètres wala 5 kilomètres des fois sax da koy dox même kese andi kenn du ko gunge mais bu ñëwee ba ci tali bi taxaw xam na sax nu ñuy commander feu pour feu bi rouge pour oto yi taxaw xam na ban moment la war a entamer jéggeem xam na naka la ñuy jéggee mais fii da ngay gis ay mag yoo xamante ne xamuñu ko da ngay gis ay mag yoo xam ne dañuy gis ñu samp panneau boo xamante ne day interdire accès aux piétons ñu samp ko buntu autoroute nga gis piéton bu dugg ak tànkam biir autoroute ñaata nga gis oto mbëkk nit biir autoroute yooyu yëpp nekk na yoo xamante ne il faut ñu def ko ci xale yi mais aussi suñu njiit yi aussi ñu jéem a fexe nit boo koy digal dara day fekk fa nga koy digalee bu fa demee mu fekk ko fa parce que tey nag yomb na trop ñu ne sénégalais yi dañuy jéggi autoroute duñ jaar ci passerelle mais ana passerelle yi boo jëlee aéroport Yoff bii li ko dalee aéroport Yoff ba Tëngéej ça fait presque 25 kilomètres 13 passerelles moom moo fa am te ci 13 passerelles yooyu noonu am na ci 9 yoo xam ne opérationnel tul maanaam baaxatul te 13 passerelles yooyu diggante benn passerelle ak ñaar di nga dox lu mu dee benn kilomètre pour jéggi yooyu yëpp nekk ay facteurs yoo xamante ne ça n'encourage pas les gens à utiliser les passerelles. foofu parce que nit ñi foog ñu jéggi. mi ngoog man tey jii nii boo may digal dara pour ma def ko day fekk fa ma nekk ma war ko faa mën def. parce que tey jii boo ma nee féeyil da ngay féey par force. il faudrait que fii ñu nekk mu am ndox. moo xamante ne mën naa cee féey mu am piscine wala géej. mais yaa ngi ma bëgg a féeyloo te amul piscine fan laay féey kenn du féey ci suuf te kenn du féey ci air tamit. donc il faudrait que autorités yi aussi jéem a fexe góorgóorlu ci wàllu infrastructure. parce que ñi ngi tabax ay autopont yu mucc ayib yoo xamante ne wax dëgg yàlla dafa respecté norme QHSE yi ñu ngi koy gis Sénégal léegi mais boo xoolee ci wàllum jéggi piéton yi defuñu ci jéego yu bëri xoolal VDN bi diggante ñaari voies yi rek mat na presque 50 mètres VDN bi voie bu nekk 3 voies la à gauche 3 voies à droite te yoon may na oto mu daw ba 90 km/h mais li ko dalee école normale ba Foire ñetti passerelle moo fa am école normale ba Foire c'est presque 10 kilomètres ñaata agglomération la traversé y a la commune de Mermoz y a la commune de Liberté 6 qui est un mégalopole y a la commune de Ouest Foire ñooñu ñëpp di ay gox yoo xamante ne nit dañ fa dëkk de part et d'autre nit ñi di war a demalante ay école a ngi fii nii ay université ngi fii nii ay marché ngi fii ñu war a jéggi te amuñu fu ñu jéggee mu nekk un danger boo xamante ne wax dëgg yàlla li ko indi mooy askan wi dañoo tumurankee xam-xamu sécurité routière parce que jàngaluñu leen ko bi ñuy nekk xale mais aussi autorités yi dañoo góorgóorlu aussi ci wàllu infrastructure yi nga xamante ne moom mooy jox ak yelleef ki nga xamante ne moom mooy usager waxuñu conducteur usager conducteur moom defal nañ ko li waat defal nañ ko ay tali sampal nañ ko ay signalisation donte doyul mais piéton bi lan lañ ko defal pour nga gis passage piéton sax c'est un problème trottoir yi tey jii nii maire yi collectivités locales yi góorgóorlu wuñu si parce que trottoir yëpp ay marché lañ léegi piéton bi dafay obligé di wàcc ci tali bi di dox au risque de se faire heurter par le véhicule yooyu yëpp nekk ay problèmes yoo xamante ne pour ñu mën cee arriver il faut mu am jàngat bu xóot a xóot boo xamante ne nguur gi daf koy séq ak ñi nga xamante ne ay acteurs am na solo Aba tey di bëccëg gi nga xam ne moom lañ jagleel sécurité routière ak jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal am na ko ci déngalu Moustapha Gueye wax expert consultant la en sécurité routière tey ban laaj nga koy laaj.
merci beaucoup Jules di sant bu baax Moustapha ci leeral bi am na solo xam naa li ma siy dolli comme ni mu doon wax léegi ci piéton yi ak passerelle yi parce que léegi bi may ñëw loolu sax yokk na tax ma gën a tardé parce que bi may génn ci résidence Mamoun bi noonu di ñëw dafa am benn waay bu doon traversé léegi nag kii bi laal ko benn scooter laal ko foofu loolu sax moo tax ñu gën a yàgg foofu sax bi ñuy ñëw léegi ak tamit moto yi nga xam ne dañ leen di gis si màggal Touba bi passé gis na accident yu métti yi am ci moto yi est-ce que tamit ñoom am na ay règles yu ñu teg pour que ni yenn voyage yi moto waru ko def wala comme ni yenn dëkk yi nga xam dafa am ay soit rassemblement wala benn ay ziar màggal yooyu ndax terewu ñu borom moto yi ñu di fa dem parce que da ngay gis ne yenn accident yu métti yi parfois ñoom lay doon. waaw xam nga en dehors des motos sax. événement religieux comme ni mu ko waxee. gis nañ ne foofu tamit accident yi. dafay bëri mais màggal Touba gis nga nombre bi nga xam ne moom la ñu wax ci accident. loolu tamit lan lañ ci war a def. waaw xam nga man bi màggal bi di jub chaque année dama koy wax sama émission yi may def dama leen naan ñëpp a ngi dem. mais am na ñoo xam duñ ñëwaat. malheureusement. parce que ñun déplacement de masse dañ ko tële mënuñu ko. chaque tabaski bu nit ñi di tukki di dem seen i dëkk dina am ñoo xam ne duñ ñëwaat dañuy ñàkk seen bakkan màggal Touba gàmmu Tiwaawan Popenguine chaque déplacement de masse bu amee nit ñu bari dinañ ñàkk seen bakkan xoolal màggal Touba bii nii. 19 morts la ñu dénombré ci déplacement yi. 19 morts bu fekkente ne nekk nañ dëkk boo xamante ne jox nañ sécurité routière sérieux bi mu war dafay nekk drame national deuil national la war a nekk sax parce que 19 morts ci yenn dëkk yi accident avion rek moom moo ko mën a indi. ñu gis ne loolu nekk na loo xam ne dañ ko tumuraanke parce que li koy indi mooy bu ñu waree def déplacement de masse da ngay gis koo xam ne dina toog at musul def déplacement de plus de 10 kilomètres maanaam musul daw lu toll 10 kilomètres nga war a def 200 kilomètres yow saytu woo sa bopp ndax attan nga loolu noonu oto ba nga yor toog nga xëñ na ñeenti at génnul nga gis ñoo xamante ne ay conducteurs de circonstance lañ maanaam bu màggal jotee rek la ñuy loué oto wala gàmm wala tabaski rek la ñuy loué oto ñooñu tàmmuñu sax dawal en agglomération sàkkantuma la ak dawal en rase campagne nga xam ne dafa laaj facteurs yu bëri ba pare ñu ci bëri dañuy jàpp ne guddi gi la ñu war a jug dawal aussi dawal guddi aussi dafa laaj expérience dafa laaj loo xamante ne boo ko amul sànku ci dafay yomb donc yooyu yëpp nekk na ay facteurs yoo xamante ne ñun dañ ko sàgganee moo tax saa su ne yii nii di ñu dal te je le répète encore une fois gis nga accident encore une fois lu ñu mën a éviter la du fatalité du fatalité ma ñëw ci wàllu deux roues yi wax gis nga deux roues yi waxuma la sax dem Touba wala dem Tivaouane mais am na ci deux roues yoo xamante ne autoroute yi rek waruñu cee dugg parce que dafa am ñaari xeetu deux roues dafa am deux roues yoo xamante ne dañoo am doole joo xam ne dépassé wul 125 centimètres cubes de cylindrée maanaam seen doole dépassé wul 125 centimètres cubes deux roues yooyu waruñoo sax dugg autoroute tey jii lu ci mel ni Jakarta ñaata yoon nga dugg ci autoroute bi Jakarta romb la Jakarta warul daw ci autoroute parce que puissance bi mu yor mayuñu ko mu daw ci autoroute parce que même les véhicules lents parce que oto boo xam ne mënoo dépasse 60 km/h dañ ne waroo daw ci autoroute parce que véhicule lent nga léegi yooyu tamit foofu lañ leen catégoriser léegi nga gis yeneen ousteurs yoo xamante ne tamit ay ousteurs ay calibre yu ndaw lañ moo de 125 mënuñoo dugg autoroute ñu engagé yoon bi war a dem Touba mu nekk loo xamante ne autorités yi ñu ngi ciy teg seen bët parce que ci autoroute bi la ñuy jaar man day bi may def reportage ci Ila Touba bi Dakar ba Touba romb naa au moins 6 barricades yoo xamante ne gendarmerie ñoo ko teg mooy serpentin yi kon mënuñu ne gisuñu man li ma gëm mooy ki nga xamante ne warut a dem bërëb bii nii bu tegoo ci yoon bi war faa dem bu ñëwee ba ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a saytu sécurité routière dañ ko faa war a téye moom loolu mu yoroon di ko jëfandikoo pour yóbbu ko yoon da cee war a teg loxoom parce que nag dafa am lu ñuy woowee traitement judiciaire des accidents de la route tey jii bu accident amee am na fu muy toll dañ koy yóbbu ci wàllu yoon bu ñu koy yóbboo ci wàllu yoon code pénal dafay code de la route dafay évoquer code pénal kon bu ñu demee ba ñu bëgg a boole yooyu yëpp te ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a saytu ñi ngi bàyyi yenn laxisme yi kon ñoom am nañ ci part de responsabilité boo xoolee démb ñi ngi annoncé benn accident boo xam ne ñaari xarit la ñu wax yu benn 7 places mbëkk ñu daanu benn camion ñoo écrasé leen jaar seen kaw yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne pour man bu ñu amoon taxawaay bi war on aurait pu sauver des vies mais dafa am Sénégal loo xamante ne dafa dem ba dafa nekk culture su ñun mooy la compromission bi nga xamante ne ak concession bi nga xam ne ñu ngi koy def autour de l'illégalité di def loo xamante ne dara nekku ci yoon mais saa ñu la jàppee war nga mën a am foo jaar ba mën a am benn intervention ba mën cee génn surtout parce que Moussa am na oto yu bëri aussi visite technique bi dafay des suñu bëgg jëlee cadre yooyu oto yoo xam ne waruñoo daw Sénégal da ngeen gis ñuy daw soo ñëwee ba benn check point nga samp del comme ni ñuy waxee loolu tamit est-ce que du loo xam ne day favoriser li accident yu bëri yi mais loolu bokk na ci lii gën a sooxal sécurité routière te bokk na ci lii indi accident xam nga visite technique bi ñu tegee centre de contrôle bi man bi ñu koy inauguré en 2007 man maa ngi fa woon mais oto yi ñu doon defee phase test bi su ma juumul sax est-ce que doon ay oto présidence ay oto yoo xamante ne ay oto yu mucc ayib mais bi oto yi yéegee am na ci yoo xamante ne leen génneel ay défaut pour dire que ne centre la bu mucc ayib boo xamante ne wax dëgg yàlla pour njuuj njaaj ba jàll te amoo visite technique dina jafe kon visite technique bi souvent dañ koy incriminer mais oto bu am visite technique ci centre bii nii
man de du ma fonctionnaire te nekk liggéeyuma fa mais oto bu am visite technique ci centre bi jàpp naa ne matale nga li ñu doon laaj. mais problème bi xam nga fa la nekk centre yoo xam ne oto bi du dem sax da nga yónnee sa xaalis rek. waaw loolu de amoon na sax Dakar avant centre bi ñëw te ci région yi tamit am na ci yoo xamante ne waaw am na mais yiy jaar Dakar moom wax dëgg yàlla yooyu moom ñi ngi leen di examiner xëj na ci ñi nga xamante ne noonu lañ leen war a examiner mais centre yooyu noonu te liñ ñu digoon ci centre bi mooy bu defee benn diir dañ koy yóbbu fépp ci Sénégal région boo dem centre boobu moom moo fay am mais tey ji gis nga oto yi nga xam ne leer nañ la mënuñoo jàll ci centre bi dañuy muter seen oto ci région yi pour di mën dem def visite technique yooyu nga xamante ne moom nga wax même centre bii nit ñi ngi jéem a def loo xamante ne nii xëj na pour se soustraire de la légalité nga gis ñoo xamante ne seen oto leer nañ la bu demee du jàll mais bu ñëwee ba ci centre de visite technique bi yi ñu manqué ñu ci bari dañuy dem lijjanti ko monté ko ci seen oto ñoo xam dañ koy loué moo xam dañ koy ab bañ ay organes parce que loolu waa centre bi sax man dem naa fa def reportage ñu déploré ko te gis ñoo xam ne dañuy am ay organes yu défectueux lu ci mel ne ay suspension wala ay amortisseur bu dee dafa cher yow mën nga xam kuy jaay pièces détachées ñu ne la benn amortisseur par exemple 90 000 lay jar sa amortisseur dafa coulé boo ñëwee dañ lay dàq mën nga gis benn waaye boo xamante ne dafa doye di nga neexal ko ñetti junni mu dem abal la amortisseur boobu noonu wala nga ñëw sax ne ko dama koy essayer nga jël monté dem def visite technique boo jàllee nga génnewaat jox ko te xamuloo ne visite technique bi yow mi yor oto bi yow lay aar parce que tey ngay dawal oto mu am défaillance mécanique nga dugg ci autoroute bi accéléré moteur bi attanu loolu wala organe yi attanuñu loolu suspension bi damm wala crémaillère bi damm nga bëgg a téye oto bi mënoo koo téye oto bi këpp yow yaay ñàkk sa bakkan ak sa njaboot gi nga yeb xëj na ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tali bi kon visite technique pour yow la ñi nga xamante ne yaa pour sa kaaraange bopp parce que visite technique du lenn lu saytu oto bi xool ne que oto bii nii apte na pour daw wala aptul pour daw lu lay xoolal frein yi éclairage bi suspension yi confort bi moom moo gën a néew lu ñuy évaluer mais li gën a am importance visite technique mooy sécurité bi mais bu ñu ñëwee ba Sénégalais seen wàll boobu di tricher si li nga xamante ne moo leen di may kaaraange moo nekk kon dëkk bi feebar na ci côté boobu noonu parce que ñi koy def damaa jàpp ne xamuñu lan mooy sécurité routière xamuñu aussi lan mooy njëriñu def visite technique man de saa yu may def visite technique damay kontaan parce que la ma waroon a dem garage fay diagnostic ñu defal ma ko visite technique bi ma ko defal léegi bu njëkk da nga doon dem xëy na libanais yi ñoo fi amoon ay matériel mécatronique yi nga xamante ne da ngay ñëw ñu branché ordinateur génne la defoo nekk oto bi yëpp te pour ñu branché la ordinateur bi rek da nga doon génne ay 50 000 ba 100 000 bu ci njëkk noonu la woon léegi nga ñëw visite technique ñu génneel la yëpp dañ lay génneel ba génneel la nombre de particules fines de pollution yi nga xamante ne moom la oto bi am waaw loolu waruñu koo sante yàlla te jéemoon na ñaan sax man li ma doon wax mooy usagers yi dañu waroon na jug di def ay marche pour imposer nguur gi Dakar am ñaar ba ñett wala ñeenti centre région yëpp fépp foo ci dem mu am centre ñëpp di fa jaar ñu doon wax centre Thiès ak Diourbel waaw mais defuñu loolu au contraire ñu teg centre bu baax ñuy jéem a xool naka lañ ko contourner kon ñun tamit ñun suñu wàll bopp ñun sénégalais am nañ problème ci wàllu woowu noonu kon bu ñu demee ba accident di am parce que tout simplement saytuwuñu suñuy oto te ñu tegal ñu centre de contrôle boo xamante ne bu ñu demee mu génnal ñu lu oto bi di soox kon ñun ñoo am problème permis à point yi est-ce que loolu tamit mënu ko saafara wala ba léegi àndoo si permis à point moom man du ma la wax ànduma ci mais bu doon sama sago suba sax mu commencé man bi ma koy wax di ko théoriser booba Sénégal ñi ngi ci permis format papier yi boobu déclenché guñu processus de numérisation bi dama lay jox exemple bu ndaw gis nga sa portable bi tey jii boo ci amee 50 000 francs crédit soo toogee fii nit ku nekk ci bunt bi sax mën nga koo ne ko indil ma ndox parce que xam nga ne li nga yor ci crédit doy na mën nga cee woote ba sonn te du jeex mais boo demee ba mu desee la 300 francs gis nga 300 yooyu mën naa nekk ci portable te yoruloo xaalis boo jëndee 300 yooyu mën naa nekk ci portable bi une semaine lu am fulla rek nga ciy wax te boo waxee si soxla coupé nga permis à point noonu la mel parce que tey jii nii ñun suñu permis Sénégal dafa neex bu njëkk boo xoolee mais nag ñu ngi évoluer parce que boo xoolee bu njëkk permis Sénégal daawul expiré soo amee permis c'était à vie kenn dootul contrôler dara ñu dem ba léegi ñu ne permis bi fukki at lay durer da ngay ñëw nga renouveler ko ñu dem ba ñuy wax permis à point il faut ñu ñëw si loolu rek du solution bi permis à point kese ça ne règle pas le problème parce que permis à point dafa am ay yeneeni méthode connexe yu muy àndal parce que dafa am lu ñuy woowee binôme contrôle sanction ci wàllu sécurité routière gestion de sécurité routière contrôle sanction boobu noonu kese doyul parce que contrôle mooy nga saytu ndax kii am na li mu war a am su dee amu ko nga sanctionné ko mais balaa ñu yegg si contrôle sanction bi méthode connexe yi mooy lan mooy la formation mooy la sensibilisation mooy la prévention d'abord yooyu noonu nag balaa ñu si yegg ci yooyu yëpp ñu jéem a xool nan la ñu war a mën def ba sénégalais bi nga xamante ne tolloogul sax si âge voté tolloogul sax si âge am permis de conduire xam lan mooy sécurité routière parce que en France pourquoi ma cité ko parce que mooy pays de référence bi tey jii nii ñun ñëpp man ba may jàngi sécurité routière fa laa ko jàngee donc lu tax ma cité ko mooy xëy na ñoom am nañ ay méthodes yoo xamante ne rek lañ seen problème en 1982 bi ñuy teg seen permis à point français bi dañ ci dëggoon seen tànk ne du am parce que Jacques Chirac gisoon na ne accident yi yokku na bëri na mu jéem a xeex ba ñu imposer permis à point bi ñu ko defee léegi on a remarqué que ne de 82 à 92 bu ñu doon am 10 tués sur les routes ils en sont revenus à 4
ou à 5 tués sur les routes te c'était des accidents yoo xamante ne c'était dû à des phénomènes yoo xam ne c'était inévitable kon am na njëriñ mais nag lépp a ngi ci naka lañ koy tegee parce que boo xoolee acteurs yu si bëri ànduñu si tey jii boo xoolee suñu mbokk transporteurs yi ñoom dañ ko jàppee comme benn genre épée de Damoclès bu ñu teg seen bopp ndax kat ñoom seen permis la ñu am pour liggéey pour dundal seen njaboot moo tax ñu jàpp ne permis à point bi bu ñëwee ngay dawal dem ba ñàkk sa permis ñàkk nga sa liggéey te loolu mooy am fépp si àdduna bi mais buñ ko waxtaanee toog xool nan la ñu war a mën a def ba ñëpp ànd ci ñëpp d'accord ci ñu teg ko yaakaar naa dina nekk début de solution du nekk la solution exacte mais dina nekk début de solution beneen bi mooy code de la route bi sànq wax nga ko ñu ngi gis gune goo xam ne wala mag moo xam ne da gis benn panneau ñu ne la fii bu fi jaar nga jaar fii ba si oto yi aussi da ngay gis koo xam ne jàng na code de la route mais si tali bi nu ko neex lay dawalee du ko respecté loolu tamit est-ce que waruñ ko gën a professionnaliser waaw xam nga dafa am ñetti xeetu conducteur au Sénégal dafa am ki nga xamante ne xam na code de la route bi ba noppi di ko appliquer waaw am ki nga xamante ne xam na code de la route bi te du ko jëfee am dawalkat bi nga xam ne xamul dara ci code de la route te mi ngi dawal ñett ñooñu ñoo daje ci tali bi te code de la route xam nga lan la langage imaginez plateau bi ñu toog nii soxna si Seck bu doon làkk séeréer yow ngay làkk joolaa man may làkk pulaar non seulement ñu ñett dinañ am problème mu déggante mais képp ku jàppoon Africa 7 dina faytaleem dem parce que day xam ne c'est un débat de sourds ndax kii mënta wax séeréer kii wax pulaar kii wax joola duñ déggante te ku ci nekk kat langue bi ngay wax rek nga dégg déggoo bi sa morom di wax code de la route langage la boo xamante ne moom mooy permettre ñi nekk ci tali bi ñu mën a communiquer entre ñoom moom mooy permettre yow mi nekk tali bi aussi nga mën a am ay éléments yoo lay permettre nga mën a xam fan nga war a jaar nan nga fa war a jaaree ñaata nga war a daw naka nga war a dawee yooyu yëpp code de la route moom moo la koy wax léegi bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy les acteurs les conducteurs ñoom ñoo njëkk a tumuraanke code de la route kon problème dafay am ci wàllu bi ñuy dawalee parce que tey jii nii Sénégal da ngay nekk ci autoroute Sénégal yi ngay daw 100 wala 110 nit romb la te amul benn tali Sénégal li ko dalee Ziguinchor ba Saint-Louis li ko dalee Dakar ba Kédougou amul benn tali boo xamante ne code de la route maye na fi ñu daw plus de 110 km/h amul te chaque jour ngay daw 110 nit romb la mooy ne ko kooku kon mi ngi daw lu mu xamul ngay gis autoroute oto dugg fa à sens interdit man gis naa autoroute HLM bretelle de sortie HLM bi Kër Sëñ bi gis naa corbillard bu ànd ak convoi jël ko à sens interdit tey jii ku taxawoon ñaxtu loolu noonu ñu moolu la parce que jàpp nañ ne corbillard la alors que corbillard du sax véhicule d'intervention véhicule d'événement la corbillard moom auto mariage ñoo yam véhicule d'événement la mariage événement la décès événement la véhicule d'intervention xëy na moom lañ may mu jaar sens interdit moo xam police gendarmerie wala sapeur pompier jeex na léegi kay dawal corbillard bi bu xamul lan mooy njëriñu code de la route bu xamul lan mooy corbillard bi muy dawal parce que amul formation problème dafay am donc yooyu noonu moom moo répercuté wu ci suñu société yi tey jii dama lay limal am na ay société de transport yu mag yu fi nekk yoo xam ne xëy na bëgguma leen tudd pour publicité ñi ngi fi depuis 1960 am na ci yu mag benn bi mi ngi fii ci autoroute bi booy ñëw fii da nga koy romb est-ce que mës ngeen leen dégg ñu def accident et pourtant duñ sax daw en agglomération dañuy wër Sénégal ak ay touristes est-ce que mës ngeen dégg ñu daw ba këpp ñaata bus ñoo fi daw ba këpp ñaata njaganjaay ñoo fi daw ba këpp ñaata sept place ñoo fi daw ba këpp sénégalais bay dawal oto boobu noonu ak sénégalais biy dawal bus bi njaganjaay bi ak tata bi ak Dakar dem ndikki bi ñoo yam de ils ont eu la même formation li leen wutale mooy kii dañ koo formé ci nii mu xam lii te di ko appliqué que la ñu formé ko ci dawalal nu mu la neexee loolu rek moom mooy problème dëgg la Moussa Ba ñu sant la bu baax gërëm la si invitation bi su dee am na loo xam ne bëgg nga ko yokk rek mu signalé ne daanaka waxtu wi jeex na waaw maa ngi leen di remercier si opportunité bi ngeen ma offrir pour ñu wax ci journée bi nga xamante ne dafa tumuranke may ñaax suñu autorités yi parce que bu yàggul dara dégg nañ le ministre des transports mu dem à l'Assemblée nationale ñu voté fa benn loi d'orientation sur le transport boo xam ne am na ay points yu am solo yu fa génne mooy la mise sur pied de l'agence nationale pour la sécurité routière mooy aussi la création du conseil national du transport may ñaan rek agence boobu noonu comme Nations Unies moo ko boole woon ci ay directives am mu nekk agence boo xamante ni dafay fédérer tous les acteurs parce que li tax sécurité routière xaw a tumuraanke Sénégal mooy dañoo bëri lool ay organes yoo xam ne ils militent pour la sécurité routière association yée ngi fi ONG yée ngi fi mais ñoom ñëpp ils se regardent en chien de faïence te ku ci nekk yaa ngi jéem a renvoyer la responsabilité sur l'autre en essayant de tirer la couverture sur soi alors que sécurité routière laajul loolu xam nga lu mu laaj une synergie d'action ñun ñëpp ñu bokk li ñuy def kii mooy def lii kii def lii man ma def lii ñu boole loolu yëpp teg ko ci penc mi askan wi mën see jëriñoo loolu daal mooy appel bi nga xamante ne maa ngi koy lancer à tous les acteurs di aussi ñaan suñu autorités yi ñu gën a am un regard beaucoup plus positif sur les acteurs pour mën leen a fédérer pour que ñun ñu mën see gis seen bopp jërëjëf sëñ Moussa Gueye ñu ziar ko bu baax expert consultant la en sécurité routière tey nag di bëccëg yi nga xam ne moom lañ ko jagleel amoon mbégte lool bokk ak moom plateau bi si xam-xam bi ak li nga xam ne leeral na ko soxna Ba ñu sant la gërëm la yow it bàyyi nga gërëm ak liste bi dafa ñuy tëj
merci beaucoup Jules di sant bu baax Serigne Moustapha ci leeral yi mu indi am na solo trop di sant nag ki nga xam ne tey moom maquillé muy Kiné nekk foofu ci Badioud Institut directrice bi di madame Fall maa ngi leen di sant bu baax a baax ci maquillage bi ak ongles yi ku fa bëgg dem nag da nga leen di woo 77 949 66 62 77 949 66 62 di remercier tamit ki nga xam ne tey moo génn ci sañse bi muy Seydi Style nekk foofu ci Liberté 2 Sicap Liberté 2 numéro téléphone am mi ngi nekk ci 78 449 27 37 78 449 27 37 maa ngi leen di remercier bu baax a baax di la remercier yow tamit bu baax a baax macha allah. jërëjëf soxna Aba Seck moom lañu doon àndal si bien-être tey muy indi woon soin de visage sant ko bu baax gërëm ko sant tamit Baye Dame ak mi nga xam ne moo di Alioune Ndiaye moo ko fi mu leen fi wutu woon sànq sant Babacar Niang mu nekkoon si ginnaaw ak soxna Mariama Diaw Traoré si réalisation bi jox leen di daje suba incha allah si beneen émission studio ouvert sutura biti jàmm bi rek jàmm biti yàlla mi borom jàmm yaa nañu jàmmal musal ñu te mosal ñu jaa ngeen jëf.